mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci ne liggéeykat yi nekk ci dispensaire bu Cambérène daanaka ñetti weer a ngi nii jotuñu seen salaire ñu jàpp ne acte 3 de la décentralisation moo leen indil jafe-jafe yooyu ñu ci sàkku kilifa yi ñu taxaw ci ni mu gën a gaawee daan ci dikk génn ci biir xibaar yi ñii di waa parti démocratique sénégalais taxaw nañu temm ngir bokk ci élection yu ñu jagleel au conseil des collectivités territoriales dikk nañ ca la dal Ousmane Sonko ak Nafi Ngom Keïta da ngeen mën a teewloo seeni kaddu ci biir xibaar yi ni ki démb kii di daan ci dikk ak yéen ci biir xibaar yi coowal subvention yi ñu jagleel syndicat yi jeexagul lii di coalition centrale bañ ci jën jiiñ ni ki démb mu ngi doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi di leeral ni koppar yooyee dugal nañ ko ci lu aju ci former militants yi ak it yenn revendication yi nga xamante ni jël nañ ko ci ay charge daan ci dikk ak yéen mbokki loolu gën a fës ci bopp xibaar yi yaatal gi léegi lay doon na mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo ci dispensaire bu Cambérène li ñu jëm ñii di personnel ba fay liggéeyee daanaka ñetti weer a ngi nii jotuñu seen ko salaire ñu jàpp ni la ko waral mooy ni acte 3 de la décentralisation moo leen indil jafe-jafe yooyu waral ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee ndax toll nañ ci jamono ji nga xam te ne faaw ñu wéyal seen liggéey lu ko mooy nag ñii di askan wi daañu ko yëg ñu ànd ceeg Adja Anta Dia. ay liggéeykat yu mer ba futtu tayel ndax ñàkk ay jumtukaay yi leen mën a aar ci seen liggéey rax ci dolli ñàkkum koppar ndax toog nañu ñetti weer te gisuñu seen salaire loolee mooy jafe-jafe bi personnel dispensaire bu Cambérène di dund. ñuy ñaawlu le fait que boobu problème amee ba léegi def nañu lu ñu mën nag rencontrer autorités yi rencontrer maire ba ci ministre bi ba ci premier ministre altine bi passé ñu xamal ko ne masse salariale Cambérène 10 millions la nañu jàppale ñu réglé ko. parce que ñun nangootuñu autorité yi di sànnante bal kii moo war a fay kii moo warul fay ma ne depuis 3 mois amuñu salaire. ñu toog fukki fan ak juróom liggéeyuñu médecin chef bi ni acte 3 bi moo ko waral. réforme yooyu nag ñoom ñëpp xam nañu dañoo transféré personnel bi ak biens yi yëpp ñu transféré ko ci benn commune mais commune bu mel ni Cambérène amul ressource moo indil jafe-jafe yi comme yeneen communes yi aussi ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci wàllu. prise en charge sociale prise en charge médicale et cetera. Cambérène mi nga xam ni ñi ngi dund jafe-jafe yi Sidya Ndiaye di woo nguur gi mu taxaw ci wàllu wu ni mel. ñu ngi lancé appel njiitu réew mi Macky Sall mu ngi dëgg Cambérène cité religieuse la Cambérène ay kilifa ñoo fi nekk ay kilifa diine ñoo fi nekk Cambérène dëkku diine la bu fekkente ne soxal na ko nañu jàppale askan bi liggéeykat yi ñu fay leen ñu mën a dellu seen liggéey. maanaam état civil bi dox centre de santé ba dox. askanu Cambérène nelawatuñu ba yandoor ñi ngi ñaan médecin yi ñu dakkal seeni grève wala sax ñuy taxawu malade yi nekk urgence. mu ngoog dekkoon personnel bi nekk ci hôpital bu Cambérène toog ñetti weer jotuñu lii nga xamante ni mooy seen ko salaire bi le parti bu bees la juddu ci réewum Sénégal di wuyoo ci turu engagement pour le progrès du Sénégal ñoom nag seen bébét mooy fexe ba changer système bi fi nekk jàpp ni mu indil jafe-jafe askan wi ci seen wàllu dundin ñoom ñu taxaw tem ngir dakkal lu ni mel waaye lu ko jiitu fas yéene nañu dem ci élection législative yi ñu dégmal waxtaane nañ lu aju ci tolluwaayu réew mi ak it li dal kii di Nafi Ngom Keïta ñu jàpp ni warut a am ñu teewlu kàddu njiit la di ko ci turu Issa Sadio Kanouté ci micro suñuy daw. organiser Sénégalais xam nga militant bi boo ko jëlee nga won ko ni ñuy liggéeyee ëllëg bu la yàlla may dara ci réew mi moom dina xam ne lii de yëfu mbooloo la nii lañ koy téye moo tax ñu leen di mbëmbët tey pour won leen ni ñuy yore bëgg nañ élection législative yi ñu dem ci ñu ngi saytu di xool. mais lu jëm ci présidentielle su ma ci waxee day teel lool su ma nee du ma nekk candidat day mel ni ne tey bugguma Sénégal jëm kanam maanaam awma pexe bu mën a génnee Sénégal ci guutam su ma nee waaw te sénégalais yi bëri ñu mën a nekk candidat présidentiel teel na parce que mën na am na ku ma gën te ma mën ko jàppale ci biir ndaw yu mel ni ñun ñoo xam ne seen loxo tàqul ci dara bëgg ji changer Sénégal mais su boobaa fii booba dañ koy xayma. lu jëm ci Nafi Ngom Keïta nee naa Sénégal mu ngi ci guuta ndaxte su fekkee organe de contrôle yi dañu dem tey ba ragal suñ bëggee topp nit mbaa ñu mën a saytu nit ñuy ragal parce que li dal Nafi ku nekk dina ragal mu dal naan tey ma def li suba ñu dàq ma donc ngay moytu.
mu nekkoon kaddu njiital parti bu yees bi di engagement pour le progrès du Sénégal jamono boobee ñi di waa parti démocratique sénégalais ñu ngi xamle ni ñoom daañu dem ci jongante ñeel élection au conseil des collectivités territoriales ci ñu jàpp ko ñeenti fan ci weeru septembre bi ñu jëm ni ki démb lañ ko xamle ginnaaw ndajab comité directeur bi xamle wala bokk ñaawlu li daal Ousmane Sonko ak Nafi Ngom Keïta leeral yi ñu àndi ceek Abigay. Parti démocratique sénégalais mu ngi ñaawlu aj bi ñu ajandi kii di inspecteur des impôts di Ousmane Sonko waaye tamit di ñaawlu tekki bi ñu tekki ndombal tànk kii di Nafi Ngom Keïta. fonctionnaire yu mel ni Nafi Ngom Keïta ak Ousmane Sonko fan yëpp dégg ngeen nguur gi ni leen di ŋawte di leen tam dëmm parce que simplement jéem nañoo def seen liggéey ci anam yi nga xam ne moo war Ousmane Sonko. li mu wax ci assemblée nationale ci wàllu fiscalité yéen ñëpp yëg ngeen ko li mu wax si rakku président de la République Aliou Sall aussi ci wàllu fiscalité bi nga xam ne waroon na ko fay ci affaire Petro-Tim wax ci 90 milliards ak yeneen loolu dong kese moo tax ñu koy bund xatal suspendre ko ci anam yoo xam ne jaarul yoon donc loolu comité directeur parti démocratique sénégalais ñu ngi koy dénoncer avec la dernière énergie. alors ku mel ni sunu disons jigéen Nafi Ngom Keïta naka sa noonu c'est-à-dire que moom itam ku ne xam na ni bu convoqué wuloon Aliou Sall ci dossier Petro-Tim bi toujours su demaloon États-Unis au mois de mars dernier pour mener ay enquête am doon waaj a dem Grande-Bretagne pour continuer enquête booba amaana duñ ko jëlee fañ ko jëlee. ñoom libéraux yi nag di siwal ci beneen wàll ba ne dinañu bokk ci jongante yu Haut Conseil des collectivités territoriales. ñu ne dañuy ànd ak sunu conseil yu ñu am yi jëm ci élection yi. comme bële passé même bu ñu gagné ñoom ci nombre de voix ñun ñoo leen ëppale téeméeri yoon donc loolu moo tax comité directeur daal ñaax na militants yi ak responsables yi ñu sóobu ci élection yi dem seul ànd ak ña nga xam ne suñuy allié nañu pour fépp fu Benno Bokk Yaakaar teg candidat suñu candidat ànd ak ñoom dans l'unité xeex daaneel leen. gannaaw ba ñuy amal comité directeur ci àjjuma bi parti démocratique sénégalais daal di nay àddu ci li nga xamante ne moo soxal concertation yi ñu doon amal ak jëwrin gi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi ñeel lii di réforme électorale yi ñoom farandoo yu Omar Sarr nag daal di nañoo ñaawlu dakkal gi ñu dakkal waxtaan yi te àdduwuñu ci ponk yépp yi ñu waroon a waxtaanee. Abigay fekk na jamono boobee kii di Nafi Ngom Keïta jébbal na lenge yi kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté muy uutu ci bopp kuréel boobee di OFNAC kii di Nafi Ngom Keïta waaye rafetlu na ñetti at bilan ba mu def ci bopp kuréel boobee yemu ca ndax mu ngi xamle ni dana fexe dugal ab recours boo xamante ni dana annuler décret bi nga xamante ni mu ko jëlee ci bopp kuréel bii di OFNAC leerali ñu ànd ceeg Mansour Sow. Nafi Ngom Keïta jébbal lenge yi magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté moom nag ñu ngi ko tabboon ci boppu OFNAC ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ci atum 2013 moom inspectrice générale des classes exceptionnelles bi nag moom nekk na koo xamante ni amoon na liggéey bu mucc ayib foofu nag ci kuréel googu li ndax ba mu fa nekkee ba léegi bari na loo xamante ni lu jëm ci ay wàllu looxoor yoo xam ne sulli na ko moom sax muy rafetlu li nga xamante ni mooy gunge bi ko agent yi gunge. fii ba ci chauffeur bi ba ci vagamestre bi ñëpp engagé ñëppay liggéey kon nag man loolu dafa dal sama xel sama xel li ko gën a dalaat aussi dafa nekk ne kër goo xam ne engagement boobu dafay sax ku mën a ñëw diriger OFNAC aussi fekk nga fi loo xam ne da nga koy mën a jël rek yëkkati ko dem ak moom waaye du wàccati parce que nit ñi dañoo xereñ am xam-xam mën a liggéey. jiite nag kuréel gu mel ni OFNAC nekkul loo xamante ni yombul na dara rawatina boo nekkee jigéen ndax tey ji xeex ger nekk na loo xamante ni lu jafale fii ci Sénégal loolu sax muy ñaax kii nga xamante ni moo ko fa wutu mu góorgóorlu bu baax. la corruption combat la lutte contre la corruption maanaam ger bi alal jiñ ciy jëlee moom la ñuy jël di ko xeexee ñiy xeex corruption te loolu dafa tax liggéey bi metti délicat xam nga ne Moussa la fu mu toll ni man am 59 ans. ànd ak yéen ñuy liggéey fii ñuy wax di la waxal loo deful la dëkkal foo dëkkul bés bu ne di la ŋaañee te buñ la ŋaañee ñu ne Sénégal la noppal de bul wax dara de bul tontu waa doo tontu parce que tontu yu bari baaxul waaye boo waree seetal sa der nga seetal sa der. recours bi nga xamee nag moom la jébbal cour suprême nag ngir ñu neenal li nga xamante ni mooy décret bi nga xamante ni njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall da ko jël ngir jële ko ci bopp kuréel googu li moom soxna Nafi Ngom Keïta nee na dina ci dem ba lu ko yoon may ndax daa nekk combat de principe. boo gisee man ma jël ne damay ñëw pour
def recours li ñuy wax recours pour excès de pouvoir nekkul porter plainte président de la république déedéet nekkul yàqal ki ñu fal mu toog mu war maa wutu parce que ku ne foo ne loo yor yàlla la ko jox yàlla ma la koy jox jaarale ko ci nit ku mel ni président de la république day xëy jël ko ci yow jox ko keneen te bu ko joxee ci keneen aussi kooku da nga koy ñaanal mu am ndam ca loola. waaye dafa nekk combat wu principe rek ndax bu lépp loo xam ne affaire jalgati la baaxul du ma revenir ci détails yooyu parce que dafa am waxtaan woo xam ne dama koy am ak yéen pour mën ci wax dugg ci détails yi. Nafi Ngom Keïta nag jógee ci kuréel gi ñu duppe woon OFNAC te tey jii ba nga xamante ni mu ngay génn sax ca cérémonie de passation de service bi bari woon na mbooloo mu ñëw dajoo ca buntu ba ngir di ko tafadal mbooloo moo xamante ni nag dañoo rafetlu bu baax nekkin bi nga xam ne moom la nekkoon ak ñoom ci ñetti at yi nga xamante ni moom la jiite kuréel googule. Mansour Sow ata ngi ni ginnaaw bañ ko tabbee médiateur de la République muy maître Alioune Badara Cissé liggéeyam jëm ci fexe ñaw diggante yi fa mu rataxulee te it fépp fu am coow mu fexe soldaalam dem fa ngir loolee mën a fay moom maître Alioune Badara Cissé dikk ci ñu mu gën a yaatu ci liggéeyam waaye it askan wi yëkkati nañ seen kàddu la ñuy sàkku mooy moom maître Alioune Badara Cissé gën a fexe nu mu gën a def ngir gën a jege askan woowee Louise Tinasana. gannaaw atum lëmb ci bopp médiateur de la République maître Alioune Badara Cissé moom dox na waaram ba mu mat sëkk ndax fépp fu coo am dem na fa liggéey bi nag yombul nit ki mi ñuy expliqué lan ak lan mooy liggéeyam. ñu bare ba daaw bokk umpale woon nañu médiateur lan mooy liggéeyam li nekk liggéeyam mooy fexe ba fépp foo xam ni service public maanaam hôpital njàngale courant ndox dem beeg dikk bi. soldat si sécurité bi dëkkuwaay yi lépp loo xam ne nguur gi moo ñu ko ameel am na gàllankoor te nar na taxaw médiateur jóg taxaw ci côté population yi pour yëkkati kàddoom ba loolu ñu saafara ko depuis que man ma toog xaaratuma nit ñi ñëw ci ñun fépp foo xam ne yëg naa ni war nañu suñu sol suñu daal jóg dem dox ko dañuy jóg dem dox ko. liggéeyu maître Alioune Badara Cissé askan bi rafetlu nañ ko bu baax bu ñu sukkandikoo ci seeni ay kàddu ñoom nee nañ médiateur de la République am na solo bu baax ci réew waaye dafa war a gën a jege askan bi. liggéey médiateur liggéey bu am solo la ci Sénégal parce que de yàggee dégg intervention yi muy def quand il y a des conflits sociaux fekkee entre gouvernement bi ak syndicats yi par exemple am na problème yoo xam ni ñoom ñaar déggoowuñu donc quelquefois moom ci boppam mooy intervenir essayer mu régler problème bi. entre étudiants yi aussi quand ils ont en conflit avec leur administration avec le gouvernement et avec le ministre donc en ce moment aussi il y a le médiateur qui intervient pour régler ces problèmes sociaux. waaw liggéey bu am solo la war a def mais je crois que ni sama xalaat dañ ko war a gën a vulgariser pour que nit ñi gën a xam lan mooy liggéeyam ci Sénégal parce que ñu bari par exemple citoyen ni moo ko wax léegi ci tubaab citoyen lambda yu bari xamuñu lan mooy rôle médiateur de la République. gannaaw atub liggéey nag maître Alioune Badara Cissé moom dafa war a présenter benn rapport d'activité bu nga xam ne dina ci bind lan ak lan la def ci at bile noonee lu ko article 7 bu loi constitutionnelle bi bëggee. Louise Tina Sagna ñu wax ci leneen mu aju ci wàllu coowal subvention toll ci ñetti téeméeri millions ci suñu koppar ya ñu jox ñii di syndicaliste yi mu mel ni jeexagul ginnaaw ba ca Sidiya Ndiaye ak ñooñoom yëkkatee kàddu mu mel ni Cheikh Diop jiite coalition centrale syndicale moom it jàpp na ni defuñu ca dara la am mooy ni koppar yooyu dañ ko dugal ci lu aju ci former ñenn ci ay militants ak it régler yenn ci ay revendications ni ki démb lañ doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi Codé Ndiaye ma nga fa woon. coowal subvention 300 millions yi nga xamante ne ni nguur gi moom moo ko jox mouvement syndicaux yi mi ngi wéy di andi coow ci diggante syndicaliste gannaaw bu Sidiya Ndiaye ak ay natangoom ñaawloo ni nga xamante ne ni noonu lañ ko séddalee tey ji nag Cheikh Diop ak ay ñoñam di andi seen tontu ci mbir mi CNTS CSA CNTS FC ak UNSAS di xam ne ñoom ñoo gën a représentatif loolee moom waral ni ñu séddalee bi la xaalis. bu fekkee dañu teg 600 millions ci taabal ji ne képp ku yor syndicat ñëwoon ñu jox la ci. xam ngeen bu baax ne loolu bu boobaa syndicat yi dinañ tasaaroo gu nga xam ne du ñu jig tasaaroo gu nga xam ne mouvement syndical dina dee. waaw générosité état dina tax nag ñu tas mouvement syndical du ñu ko nangu loolu moo taxoon ñu ne kon subvention bi dañ ko teg fële ba am clé de répartition bu nga xam ne day dooleel mouvement bi waaye du ko néewal doole. boobaak léegi 2006 la kenn waxu ci ñu ne nañ dem élection parce que bu ñu demee élection ba liggéeykat yi joxe seen kaddu centrale yi ñu wóolu ñu gis ne centrale yooyu am nañ mbooloo. ñu gis ne centrale yooyu bu ñu leen subventionné dinañ doxal seen mission ni mu waree ñu gis ne centrale yooyu bu ñu leen subventionné dinañu former seen militants yi nga xam ne ñooy liggéeykat yi dinañu doxal seeni bourse du travail
kon ñu ne subvention bi nañ ko jox centrale yi nga xam ne ñoo yor mbooloo mi. bu ñu sukkandikoo ci kàddu ak njiitu CNTS FC subvention bu ni mel boo gisee ñu institutionnaliser ko li ko waral mooy dañoo bëgg a xeex subvention occulte yi maanaam joxe xaalis ci suuf ñëwal ñenn ci ay centrale syndicale. lu jiitu loolu am na ay subvention yu nga xam ne kenn xamutoon fan la daan jaar boo leen gisee mouvement syndical tasaaroo ba ñëpp di ko coow mais am na lu ko waraloon loolu ñun ñii dañu bëggoon mu jeex ñu ne kon nañu jox subvention bu leer bu nga xam ne àdduna yëpp a koy xam suñu militant xam ko. assemblée bi voté ko mu nekk ci budget ëllëg maa ngi fàttali ne subvention bi ñu jox mais contrôleur d'État yi am nañ droit ñëw ci suñ centrale yi laaj ñu nan lañ ko jëfandikoo kon loolu tamit buñ ko fàttee. Cheikh Diop di woo moromu syndicaliste mi ñu ànd ak dal moom muy xam ne subvention 300 millions jógee ci nguur gi warul mën a andi xajaloo ci mouvement syndical bi moom muy xam ne loolee nekkul njëriñ benn yoon ci liggéeykat yi. Codé Ndiaye ñeneen ñu nekk jamono ji ci yëngu-yëngal xam ngeen ko muy syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu justice ñetti fan yi ñu génn dañu amaloon grève la ñuy sàkk mooy seeni revendication nguur gi taxaw ci mu mel ni nguur googee ki nga xam te ne lañ ci yaakaar muy ministre bi ñu dénk wàllu justice di maître Sidiki Kaba dalee na faale woon ci biir boomee waral ñoom ñu jàpp ni duñu wéet benn yoon ci xeex bi tey daañ ko wéyal ba keroog la ñuy sàkk ci nguur gi mu taxaw ca ñu àndi ceeg Ndeye Fatim Lo. ñetti fan a ngi nii ñu amal seen grève bi waa SYTJUST syndicat des travailleurs de la justice ñoom li ñu gis mooy ni que mot d'ordre bi ci Sénégal gi yëpp topp nañ ko. ci ëttu attekaay yi yëpp nekk ci biir Sénégal mouvement de grève bi tous les travailleurs de la justice observé nañ ko scrupuleusement. ñoŋal seeni liggéey rax si dolli ñu jox leen seen payoor boole ci indemnisation ya prime yi bokkoon na ci revendication wu syndicat bi mu mel ni revendication yooyee dañ ko tànkamlu ndaxte ba tey ji seen ministre daanaka yeeyul yàbbi ci mbir mi. mépris le manifester à l'endroit des travailleurs de la justice parce que mënuma comprendre objectivement yow nga nekk un ministre de la République ñu nommé le pour nga gérer ce département ministériel. ces partenaires sociaux yu nekk ci biir syndicat yu nekk partenaires sociaux yi nga xamante ñoo nekk ci biir département ministériel mooy syndicat des travailleurs de la justice déclenché 72 heures de grève yow sañ ministre tutelle mënoo fexe ba oo lañ waxtaan ak ñoom sur sañ plateforme revendicative laaj lañ problème bi lan la loolu moom daal dafa niroog daal talul travailleurs de la justice ñu ngi ci yeneen ay problème yi CPI ak yeneen ak yeneen yooyu lay toppatoo. wante nag grève gi daanaka lor na askan gi ñu ci bëri ñoo xam ne dañuy ñëw ngir jël ci seeni kayit faw ñu xaar ay waxtu wala sax ay bés ngir mën cee jot. Depuis mardi, mercredi, jeudi, on court derrière un papier de casier judiciaire pour un complément de dossier administratif mais ba léegi bon jotuñu ko. dama ñëw uniquement pour un casier judiciaire mais tey ba ma ñëw dama fi fekk rang bi gudd ñetti fan liggéeyuñu donc il est normal tey mu am rush parce que si diggante bi ñu soxla woon casier soit pour def concours wala pour déposer benn papier comme bu liggéey bi reprendre donc il faut ñu ñëw profiter ci. àjjuma ci ngoon bureau exécutif national bu SYTJUST fas yéene nañu toog waxtaan ci seeni biir ngir ñu natt grève bi rax si dolli ñu tëral benn plan wante ñoom li ñuy xamal rek mooy ni que xeex bi jeexagul ci léegi saafaraluñu seeni revendication. Ndeye Fatim Lo ñu ngi fàttaliku jafe-jafe yi doxoon ci diggante maire Khalifa Sall ak Diène Farba Sarr ci kan moo war a amee liggéey yi nekk ca place de l'Indépendance ca mujjantal ga mu mel ni liggéey boobee mu ngi mujjee ci loxoy maire bu Ndakaaru waaye ñetti weer ginnaaw gi la ñu nemmeeku mooy ni daanaka dara soppeekuwul jëm ci mbir moomee askan wi yëkkati seen kàddu jàpp ni daanaka effet d'annonce rek moo lal woon ci mbir moomee ñu ànd ak ci ak Ibrahima Fall. mbëbëtu yeesalaat lii di place de l'Indépendance loolu moo juróon ay coow ci diggante jëwriñ bi ñu dénk wàllu yeesalaat gox yi ak njiitu bokk moomeel bu Ndakaaru ñetti weer gannaaw loolee ba léegi gisaguñu ñu jëmmal mbir yi. Sénégal des fois dañuy xaw a réer sur ay compétences parce que c'est vrai nit ki nga xamante ne dafa gérer mairie ak nit ki nga xamante dafa gérer beneen entité ñuy xëccoo benn place yaakaar naa man je me dis que ne c'est un peu paradoxal quoi. garab yi dafa bari woon fleurs yi bari mu am ker am lépp. mais gis naa à un certain moment donné gars yi ñëw dagg garab yi dagg fleurs yi def lépp naaj bi di ñu bëgg a rey quoi. garab yi ngay wax tey la gën a metti parce que boo ñëwee di nga dem à 500 wala 1 kilomètre nga door a gaare. ñenn ci askan bi jàpp ne politique fu mu toll nii moo lëmbe jamono ji ba waral kenn ku ci nekk sa intérêt rek la tax a jóg. jox la benn ndombu tànk pour nga doxal loo xamante ne ça concerne dëkk bi nga xamante ne mooy dëkkub Sénégal yaakaar naa da ngay daal di jëfee
jëfee maanaam mooy ñi nga xamante ne kat ñoo la teg si place boobu noonu nga jëfe loolu te bañ a jiital sa intérêt crypto personnel. da ngay xëcc jëmale sa bor parce que ñun xam nañ nu mu demee projet yi ñu fi wax yëpp kenn gisul benn projet bu taxaw mbëbët yooyee bàyyeeguñu ko bu ñu sukkandikoo ci kiy xelal ci wàllu xarañte ministère bu renouveau urbain. boo demee tey place de l'Obélisque gis nga zinc yi nga xam ne moom lañ entouré foofu entreprise bi nga xam ne moo gagné marché bi commencé na liggéey bi depuis booba ba léegi mi ngi sur le terrain. mairie Dakar mooy liggéey foofu moom moo lancé chantier moom moo gagné joxe ay entreprise am moo koy liggéey maintenant bu fekkee ci biir liggéey bi nag mairie Dakar yaakaar na ne suñuy service technique war nañu ko dimbale accompagner ko mais loolu y a aucun problème ci benn état bi la ñu nekk. place bu indépendance ak place bu nation ñaari projet yi nga xamante ni ngir yeesalaat gox yooyee askan bi ñoom yàkkamti lool ngir gis li ni mel daal di antu ngir mu doon seeni njëriñ. Ibrahima Fall bu ñu jógee ca place de l'indépendance ca Saint-Louis la ñu jëm foofee nag daanaka fii ak ab diir askan wi daañu féex ci jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko mu aju ci wàllu assainissement ci ndox yu bon yi nga xamante ni daañu koy faral di gis ci yoon wi yàq yoon wi waaye it doon lu tax ba askan wi mënuñoo jotee ci dund gu neex waral ba ñu dugal ci loolee assainissement toll na ci juróom-ñetti milliards ci suñu koppar bu ñu sukkandiku ci kàddu yi bàyyeeko ci directeur général bu ONAS ni ki démb la ko xamle ca Saint-Louis ñu fekk fa kii di Gambi Diagne. yàggatul lool fii ci diwaanu Ndar nag daañu fi gis yu bees yu nga xamee ni ay station de pompage la di manque ndox mi nga xamee ni day taaju ci mbedd yi li ko waral moom mooy dañu fi fas yéene sumb liggéey yu nga xamee ni day yéesalaat li nga xamee ni moom mooy réseau d'assainissement yi. donc Saint-Louis am na ci lu gën tuuti 8 milliards tuuti pour yokk réseau assainissement bi quartier yi ko amul yu mel ne Gendar yu mel ne Pikine yu mel ne Ndiolofène yu mel ne Cité Niakh réparer ouvrage yi fi nekk yenn yi mu réhabiliter leen ndax yenn yi xëy na ndox ya fay ñëw wane nan ko ci présentation bi dina yokk ñu réhabiliter leen pour Pikine itamit dafa am assainissement eau pluviale boo xam ne am na quelques jafe-jafe may rappeler bi ñu koy jox ONAS 2013 ñu jël ko lañu constaté mu am ay quelques jafe-jafe donc ñu bëgg profiter aussi ci projet bi pour jafe-jafe yooyu ñu réparer ko bassin ba fa nekk ndox yi di fa xam ni projet bi li mu des de woon ndox yi dañ fay ñëw nekk fa évaporer ba jeex ñun beneen option la ñu jël ndax foofu sorewul dex suñu ndox yi ñëwee ñu def ko ci station de pompage mu pomper ko yóbbu ko ci dex gi. Ndar nag moom ci wàlli boppam bokk ci fukki dëkk yi nga xamee ni tànn nañu leen ngir financement boobee nga xam ni buñ koy xayma toll na ci 60 milliards francs CFA. projet boobu dina canaux yu ñuy tëral réseau yu ñuy tëral dina toll ci juróom benn fukki kilomètres ak genn wàll ak ñett ak genn wàll daanaka fii ak Louga wala bu ko ëpp juróom benn junni ak téeméer ak fukk branchement daañu ko mën a def daañu tabaxaat fukki station ak eau usée ak pluviale ak benn réhabilité juróom-ñaar daañu tabax juróom fukki bloc éducule ci école yi dina gën ndax sax ba dem ci yeneen gox-goxaan yi ci dëkk yi wër Ndar dina tabax benn déposante boue de vidange parce que ñi nga xamante ne projet bi impacté gu leen ñooñu bu nu manqué seen force ñu traité ko boue de vidange boobu mën na jur énergie mën na jur combustible mën na jur leneen. ca quartier bu daaru nag ña nga xamee ni ñoom ñoo fa yeewoo ñuy ñaan ñi nga xamee ni ñoom ñooy nguur gi ñu jàppale leen defaraatal leen seen réseau d'assainissement bi nga xamee ni ba ñu ko doon defar ca jamono yooyu de nekkoon na defar bu bon entrepreneur bu ko doon liggéey moom moo sàmmontewul ak li nga xamee ni moom la laaj. Gambi Diagne ñu ngi ci jamonoy tàngoor mu mel ni bokk na ci bërëb yi nga xamante ne askan wi bëgg nañ ko lool ngir féexal seen bopp muy géej waaye ñu ci ëpp ci jigéen ñi buñ fay dem daanaka am na ci ay xeetu solin yoo xamante ni moo leen ñor jëm na ci ay maillot de bain yoo xamante ni daanaka jamono ji mu ngi dox ñi ko xamle mooy ñi koy jaay jàpp ni ku ci nekk ak bala ca gënal ñu ànd ceeg Adjara Cissé. dem plage te sunu may du bain bu tippook jamono mel ni actrice américaine yi nekk na loo xamante ni benn xale bu jigéen xalaatu ko muy tendance bu bees ci été bi loolu nag marchand yu nekk Sandaga xam ko loolee te di dox ci satisfaire seen clientes yi. été bi dafa ñëw te Sénégal dañoo gëj été woo parce que été yëpp ay koor lay tombeek yooyu mais bii moom xale yi dañoo ne du yomb. non ensemble yi moom fi mu ne nii mu ngi toj dëkk bii dëgg neexul puisque xale yi dañoo bëgg bu ñu demee plage di cartonné genre maanaam loolu da leen di neex quoi tu vois.
moo tax xam ne wutal leen ay may demee yu baax yoo xam ne dafa nekk à la mode. 5000 ba 30 000 am na modèle bu nekk boo rombee sax di nga mën a gis ñu exposé ko ci mbedd mi ngir nit ñi mën koo gis. taay ot yi xam nga ak pikini yi am na yoo xam 2 pièces am na ñoo xam tamit sax bëgguñu sol may demee noonu kese moo tax dañ lay wutal eau yi genre eau yi nii loo xam ne soo solee may demee mën nga ko teg si kaw. am na ay trikini am na ay may yoo xam ne ay taille haute la ay couleurs yoo xam ne c'est différent loolu day neex xale yi quoi dañuy bëgg loolu quoi. waaw prix yi moom c'est pas am na yu jar 10 000 12 000 15 000 xam nga am na yu jar tamit 8 000 xam nga mun nga jaay sax 25 000 parce que instant yi may demee yi xale yi si net bi lañ koy gis te xale yi jigéen Sénégal solo rek la ñuy def day nekk si net bi di wër di xool te yow soo bëggee ànd ak ñoom jamono ànd ak ñoom da ngay wut loo xam ne dina leen mën bégal. vacances bi ñu nekk ak tàngaay bu metti bi yenn ci xale jigéen ñi dinañ def seen kéem ngir mën a am ci maillot de bain yii mu nekk mbégte bu rëy ci ñi koy jaay ndax ñu ci am ko bar bu bëri. mu ngoog xeetu maillot de bain yi doon lu jar jamono ji jigéen ñi yitteewu ko lool beneen ponk bi mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu jagleel ko yëglekaay ñu xëyandoo ñu indi ci rek El Hadj Moussa Bey. Bismillah Nafi Ngom Keïta jébbal na lenge yi kii di Seynabou Ndiaye Diakhaté ci bopp kuréel boobu di OFNAC Le Populaire xëye ko tey di ñu xibaaral ne moom Nafi Ngom Keïta yamu ci profitoo na ci occasion boobu wax li nga xam ne rek moo ko metti moom li mu njëkk naxarlu moo di doxalinu Macky Sall ci bopp kuréel boobu di OFNAC mu jàpp ne njiitu réew boo ko doonee da nga war a rek respecter loi yi ak règlement yi waane du saa su la neexee rek nga fal folli di bum mi xamle na ni sax xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex jëmale ko rek ci wàllu ger day door a door liggéey boobu sax ci ay kàddoom jàpp na ne du yomb ndax lu metti la donte ñi wër njiitu réew mi ñi ci ëpp ay milliardaire lañu la tribune moom it yéy na ci yàbbi moom la mu fësal ci xët njëkk yéene kaayam moo di rek ger ci boppam la muy xeex moo di xeex bi jëm rek ci xeex ger ci yëglekaay bi it Nafi Ngom rotal na ci ay kàddu di xamle ne ngir rek liggéey bi mu yemb daa laaj rek ay nit yu dëggu te bu kenn yaakaar ci moom ngir rek mu trahir secret yi nga xam ne moom la toogaalee laa sit dikk na ci yëglekaay bi moom Nafi Ngom Keïta mu ngi wax ne njiitu réew boo ko doonee da nga war a rek yamale ci yëglekaay bi la ñuy desandi wax ci li jëm rek ci réunion bi nga xam ne kujje gi amaloon nañu ko foofee ca Saly ñu gis ne Idrissa Seck ci boppam la mu njëkk def moo di rek teg ay charge ci kaw kii di Oumar Sarr ak ñoñam yu PDS ndax jàpp na ne jamono ji parti boobu dañoo jege lool ki nga xam ne moo di Macky Sall loolee nag nar a indi ay benke-ñenke ci coalition bi di gor ca wax ja te dajale rek kujje gi ci PDS la ñuy desandi wax ci li soxal wàllu nationalité ngir rek mën a doon candidat ci réew mi populaire dikk ci di ñu xibaaral ni ñoom PDS jàpp nañ ne nguur gi ab pexe moo di rek fexe ba PDS bañ a am candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm waaye ñile jàpp nañ ne duñ ci masla te dinañ wëyal xeex bi ci mbir mi ñoom sax xamle nañ ne dañ bokk ci élection yi jëm ci haut conseil des collectivités territoriales te li ñuy xaarandi mooy rek ay liste unique ngir kujje gi bu ñu jógee ci li wax ci li soxal rek traque des biens présumés mal acquis libération xëy ci xët njëkk yéene kaayam di ñu wax ci dëgg ji nga xam ne moo nekk ci dossier Aïda Ndiong ak Balde buñ sukkandikoo ci information yi nga xam ne moom la libération fësal dossier Aïda Ndiong ci boppam te ñu inculpé ko rek ngir enrichissement illicite présumé daanaka yënguwul fi mu taxaw commission d'instruction bu cour de répression bu enrichissement illicite ba fi ñuy wax ak yéen jotagul rapport expert bi nga xam ne moo ko doon saytu waaye ci beneen fànn ba dossier bu Balde moom daanaka loolu am na ba léegi ñu des ci wàllu traque des biens mal acquis ñu gis ne xeex bi nga xam ne Karim Wade enclenché woon na ko digganteem ak nguurug Sénégal ci li jëm ci moomeelam centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements doon saytu mbir mi rek daa mujjee ŋàññ ki nga xam ne moo di Karim Wade L'Obs moo ñu koy xibaaral yëglekaay bi di ñu xamal ni société bi di Menzi ak AHS dañu leen rek ŋàññ ci requête bi nga xam ne déposé woon nañ ko ñaari kuréel yooyu yëpp nag ñu ngi xaarandi ñu fay rek daan bi ñu teg seen kaw toll rek ci ñeent téeméer ak fanweer ak benn million ci suñuy koppar war ko jébbal nag nguurug Sénégal enquête yéy na ci yàbbiit di wax ne moom Bibo Bourgi ak kii di Pape Mamadou Pouy ñoom ñaar ñëpp la ñu ŋàññ kuréel bii di centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dafa rek mujje rejeté plainte bi nga xam ne xaritu Karim Wade yi déposé woon nañ ko fa moom Bourgi ak Mamadou Pouy nga xam ne ñu ngi doon laaj lu toftal rek fanweer ak ñaar ci ay milliards su suñuy koppar nguurug Sénégal mu jëntal ga ñoom ñooy fay nguur gi lu toll rek ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñetti millions ci suñuy koppar ñu àddu ci li soxal wàllu football Fallou Diagne
ak Lamine Sané boo moytul danañ doon paire défense bi nga xam ne ñooy assurer défense centrale ba foofee ca Werder de Brême ca Allemagne. stade di ñu xibaaral ne ñoom ñaari footballkat yi nag boo moyul danañ dox rek ci tànku ki nga xam ne moo di Kara Mbodj ak Kalidou Koulibaly doon assurer défense ba foofee ca Genk ci réewum Belgique. addu it ci tournoi de basket féminin bi nga xam ne nar nañ ko amal ci Jeux olympiques yi ñu gis ne suñu gaynde yu jigéen ñi ci dibéer bi la ñu nar a janoo rek ak équipe bi di États-Unis xanaa di leen ci ñaanal rek ndam ak jàmm fii la ñuy yem ak yéen ci yëglekaay di leen dig daje ba altine incha allah alhamdulillah. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom El Hadj Moussa Bey mbokki xibaar yi Frankulaay na ci digg bëccëg bi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di ci jaajëfal techniciens yi ci àllaloon di leen wax ni xibaar yi na del si ngoon juróom-ñetti waxtu lay doon ci kàllaamay nasaraan ngeen fas yéene ci ànd ak Leena Sarr laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam.